bi di Thiès TV ni ñu koy defee rek saa su ne ci samedi yi seen édition spéciale yi nga xam ni seen télévision fas na ne di ànd ak yéen uniquement rek ngir lépp loo xam ne xew na ci askan bi rawatina ci gox bi di Thiès ngir ñu koy waxtaane ci nu mu gën a yaatoo tey nag seen télévision bi di Thiès TV fas yéene fee dalal ñi nga xamante ni mooy regroupement des tailleurs de la région de Thiès ci nga xam ne tey moom mooy seen représentant di Khadim Soumaré teewal leen fii waaye ci beneen côté bi ñu fas yéene ànd ak ndaw yi nga xamante ni donc ñu fas yéene ànd ak ki nga xamante mooy Tafa le jeune nekk cellule de communication monsieur le maire Talla Sylla ngir nag ñu fas yéene waxtaan xam naa rek su ko defee damay bàyyi sama invité yi ñu daal di nuyoo Khadim maa ngi lay nuyu. di nuyu askanu Thiès yi nga xam ni ñoom la ñu jàkkaarloo ñuy seetaan ci télé bi nga xam ni mooy sunu télé gox bi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziara ñoom ñëpp. ay ci bu ko defee rek Tafa ñu bàyyi la nga nuyu ak ñi jàkkaarloo ñun. salaamaaleykum mbokki Thiès salaamaaleykum mbokki Thiès TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu sama mbokk sama xarit Khadim di nuyu ñi nga xamante ni ñoo jiite dëkk bi di la nuyu yow Sylla di nuyu borom kër gi di nuyu tey képp koo xam ni yaa ngi jàpp Thiès TV di seetaan émission. merci beaucoup donc également nag tey suñu waxtaan dañ koy orienté ci regroupement yi nga xamante ni moom moo tënk tailleur yi nekk ci diwaanu Thiès et ku ne xam na ni ci jamono yi mbas mi teroo ba tey mu nekk ci te heure bu ñu xëyee ñu gis kaay commencé yokkaat ba kaddu bi nga xamante ni jóge na ci ministre de l'intérieur lépp lu nekkoon activité te ñu jëloon ko daal koy permettre askan bi yëpp dañu ko arrêté waat ngir xool ni ñuy def rek mën fee saafara lii di mbas mi waaye yàlla dogal tamit ci jamono ji nga xam ni ci la ñu nekk te fan yu néew ñu bëggoon a xam juste rek nga rappeler par rapport li nga xamante ni moo xewoon seen diggante ak mairie bi ci commencement bi na la demee pour suñu téléspectateurs mën a comprendre. jamono di Covid-19 ñun ñëpp ñu sentir ni ba léegi mu ngi fi jógagu fi ñuy ñaan yàlla suñu borom yi nga xam ni moom moo man mën a saafara bépp jàngoro ñu ngi koy ñaan mu jëlee ko fi ak jàmm. ginnaaw loolu it li tax tey ñu teew fi ñu ngi teew ci turu collectif bi nga xam ni ñoom la monsieur le maire doon liggéeyloo masques yi nga xam ni bi Covid bi di soog a ñëw la leen joxoon commande bu toll ci 250 000 masques. ñu liggéey ko. ci délai boo xam ne délai bu gàtt la ci 15 jours daal ko koy jox mu waroon na fay tailleur yi. dans 90 jours. mën nañu wax ni boobaak léegi ñu ngi topp ci ginnaaw monsieur le maire. di ko laaj sunu xaalis. ba léegi jotaguñ ci. muy lu métti loo xam ne tey am nañ ci jafe-jafe bu nekk ndax ñi nga xam ne ñoo ko doon liggéey dañoo defoon préfinancement dem lépp ay xaalis. dugg ci banques yi lebi xaalis ñi nga xam ne amoon nañ ay terrain ñu jël seeni terrain jaay ko dugal ko ci masques yi pour mën a jàppale monsieur le maire ci li nga xam ne moo nekkoon acte bi nga xam ne moom la bëggoon a def ci population bi. boobaak léegi ñun ñëpp vraiment réccu nañ ko te ñu ngi souffrir loo xam ne metti na trop. vraiment sonn nañu trop. fi mu ne nii moom dañoo waxatuma sonn sax mais dañoo dem ba sës. te nag pare nañu pour def lépp pour monsieur le maire fay ji suñu xaalis. d'accord xam naa foofu aussi fi la ñuy avancer Tafa kon na xam na ni ci jamonoy Covid 19 bi juste gis nañu orientation yu xawoon na bari par rapport ak yi donc dégg nañ fi aussi ay waañu daara ak donc ay comité suivi ak veille yoo xam ne amoon nañ juste ñu gis problème bi jusqu'à présent bokk na ci problème majeur bi nga xam ni même les chaînes télévision ñëpp ci la ñuy gën a avancer di wax par rapport ñu bëgg a comprendre parce que réellement monsieur le maire jël na engagement par yi mais boobu ba tey coow li bari na ñu bëgg a xam exactement. ci yan base ak ban condition la mairie bi jëloon uniquement pour liggéey ak ñi nga xam ne ñoom la ñoo sekk liggéey bi. waaw si loolu nga ñuy laaj ci question bi nga xamante ni mooy concerné wàllu masque yi wala Covid en général xam nga crise dafa nekk loo xam ni du lu nit di prévoir du loo xam ni science da koy prévoir du lu kenn mën a natt su xësee ba dal si askan li yoon mooy ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kaw fexe na la ñuy def ba askan duñ ci loru torop. ñun dañoo xëy rek Covid ñu koy dégg ba ñu xëy mu dal suñu kaw googu mu dal suñu kaw taxoon ba autorités yi nga xamante ne mu départ ci état wàcc ci suuf ku ci nekk di xool nan ngay def pour mu bañ laa lor bañ a lor sa askan loolu mooy li am. bi nga xamante ni ñëw nañ ci Covid commencé dugg ci Thiès
monsieur le maire Talla Sylla avant sax ñu naan masque dafa di force la teel a am gis-gis ni masque kat mooy fa nañu jëm dina fa am tuuti solo ci la commencé di liggéeyloo ki nga xamante ni mooy Gora Thiès ñu gën ko xam ci MC Mbeur te mu nekk ci kër gi ñuy defar ay masque di ko livrer maire yi kon du téyeer yooyu rek maanaam du téyeer yi rek la yore xaalis mais ba ci Gora Thiès moomu nga xamante ni moo njëkk di livrer masque yi moom ba léegi xaalisam mi ngi des maire yi bi nga xamante ni commandé nan ay masque tailleur yi nga xamante ni mooy 250 000 masques ku nekk xam na ni procédure maire yi maanaam administration boo mënti gis. waaw mais aussi foofu tamit bëgg naa mu leer parce que xam nga tey boo nee procédure parce que ñun xam nañ que quel que soit alpha lu mënti xew que xam nañ ni maire yi dafa am ci lu muy dépendre donc ci li muy dépendre aussi mooy ça ne veut pas dire que décharge yi maire yi moo koy def day am aussi relation ak perception municipale donc pour ñu ma ko décharger mais juste aussi foofu lay xaw a dog bi ñu xamee ni pare wuñ ci loolu est-ce que waroon nañ ci risque pour dugg ci. waaw xam nga du jaaginu pare ak ñàkk pare. ma yeggale li ma doon développé tuuti. bi nga xamante ni commandé nañ téyeer yi masque. comme ni mu ko waxee muy diire bu gàtt ñoom it ñu def si ak njàmbaarte goo xam ni lu musul am la bi ñu leen ko joxee ku si nekk li mu ko waxee moo am ñii leb nañu ñii këpp nañ avec ñii def nañ lu nekk pour mën a livrer masque yi à temps ndax dañoo yëg ni ñun ni ñu amee pas-pasu nan la ñuy def ba masque yi bañ a laal bañ a sonal Ceesuwaay ñoom tailleur yi noonu lañ amee woon pas-pas du woon xaalis bi sax. noonu lañ amee woon passeport pour masque yi bañ a Covid bi bañ a sonal population bi looloo tax ñoom ñu def loolu lépp ngir livrer mairie bi masque muy masque yoo xam ne mi ngi toll ci 250 000 masques suñ ko doon xayma ci xaalis di 100 millions ci commande yooyu ngay wax procédure marché su fekkee ni mairie bi dafa bëgg lii ba ñu def commande. ba finance génne ba ñu signé. mais dama ne sama question dafa leer non foog dafa leer dama ne. est-ce que ñoom amoon nañ information. waaw moom ci que ñoom bu ñu fekkee dañu joxe seen matériel day am benn temps bu muy durer. waaw loolu moom ñun ñëpp xam nañ ni marché bi kayit yi li ci nekk mooy 90 jours. loolu délai boobu romb nañ ko bu yàgg ñoom bi 92 jours yi di jot ñoom jotaguñ dërëm. loolu délai bu romb la loolu nag dafa am circonstance yu tax. voilà loolu ñëwee circonstance laa doon développé bi nga xamante ni commandé nan ay masques maire su bëggee dara ba perception wax ko ni mën naa nekk loolu ba ñu livré kayit yi ba ñoom parti yëpp ku si nekk xam ni lii la maire soxla percepteur ni mën na koo fay loolu yaakaar naa ni yoonu maire nekkatu ci lii yoon mooy livre day joxe ay commandam ñu war koo livrer ka war a fay xaalis mooy perception. waaye nag li indi problème bi mooy. moment bi nga xamante ni perception mi ngi war a def ay recouvrement ndax perception du xaalis boo xam ne état da ko fay dugal. xam naa foofu aussi xaalis bi fay nekk mooy. ñi nga xamante ni ñooy askan bi. seeni juuti yi ñuy dagg. ak seen leneen li ñuy dagg. nañ fi ñëw moom la yi nga xamante ni maire yi. si perception foofu lay jël pour fay téyeer yi. d'accord bi nga xamante ni nag ñu yeggale tuuti bi nga xamante ni ñëw nañ perception état baal ay juuti ak ay patente ak yooyu yëpp baal ko askan wi ndax Covid bi. foofu la problème am ndax xaalis bi waroon a dugg pour ñu mën a fay tailleur yi amatul woon. d'accord moo tax ma la incha allah bëgg nañ dugg foofu parce que tamit war na mën a leer ñu bari procédure bi nga xam ni foofu la mairie di jaare donc dégg nga aussi donc en tant que mairie la ñu wax mais tey mu nekk benn donc collectif boo xamante ni bari na ñu ko tënk mais juste tamit bi ngeen di dem parce que parfois aussi est-ce que du côté informel bi mënul xaw a sonal nit ñi est-ce que amoon ngeen des informations que xaalis bi ñu leen war a fay dafa war a jaar perception. waaw xam nga loolu sax après lañ ñu ko wax après bi ñu livré ba délai bi agsi le monsieur le maire dégg ñu def benn point de presse ci point de presse bi la ñu woowee invité ñu maire yi pour waxtaan ak ñun. bi ñu ñëwee non avant loolu xam nga tey dañuy mbas dafa ñëw. ngeen am ci yéen benn part de responsabilité. seen part mooy ku ne xam na ni boobu kenn ku ne yaa ngi doon liggéey. parce que ci li ñu seetlu ci mbas mi. tailleur yu ci bari ñu ngi doon liggéey seen fukki masque seen 100 200 di ko fun yéen ñi responsable yi mais donc aussi mu am benn dotation bu am doole boo xam ne aussi presque lu toll ci 250 000 masques xam nga du caaxaan ma ni est-ce que ñi nga xam ni donc ñoom ñoo demoon di dox nekkoo ci diggante entre mairie bi ak yéen est-ce que amoon nañ les informations que li ngeen di def suñ leen di fay day nekk ay tranches te en même temps aussi perception moom mooy décaissé. loolu laa la wax dama ci doon ñëw. ci explication yi. bi ñuy am bon de commande bi nga xam ne mooy entreprise yi nga xam ne ñoo ci doon ñëw ak le groupement des tailleurs bon de commande bi ñu am li ñu ci bind mooy dans 90 jours ñu fay leen seen xaalis.
amul perception amul réservoir amul dara tënkuñu ñu fenn Talla Sylla boobu daf ni woon dafa basé wu ci ndimbal loo xam ne day jóge ci état bi. Macky Sall président Macky Sall dafa ko war a dimbali li mu ko war a dimbalee ci la sukkandiku loolu bu ñëwee mu fay ci TER yi seen xaalis bi ñu demee ba diiran bi jot ci biir diiran bi sax njëkkoon nañu jox beneen délai boo xam ne respecté wu ko parce que njëkk nañoo commandé 20 000 masques regroupement des TER mu ni dans 15 jours dinañ ko fay 15 jours yooyu avant muy agsi la dugalaat beneen 50 000 boo xam ne daf ko séddalee ci pàcc ci individus yi ak entreprises yi nga xam ne ñoo fi nekk ñun ñëpp ñu boole li ñu neex ak lu ñu naqari jël ko ni kii dina fay mais bi ñu demee ba livrer ko ba délai yooyu yëpp agsi ci la am médiation bu dox suñu diggante ak moom mu viré ñu perception municipale bi mu ñu ko waxee dañu ko ñun du loolu la ñu waxante woon ak yow parce que dañoo jàpp ni kilifa gu toll ni Talla Sylla bu toogee ak ñun wax liggéeyaloo ñu liggéey bu toll nii ah du ko teg ci ay nasa saxandal du ko teg ci lu amul benn argument bi mu ko waxee ñu ni ko monsieur le maire lii nga ñu wax du bokkul ak la nga ñu waxoon ci biir saalam maire yi bokkul ak li nga ñu waxoon Tafa mii fekke na ko jour boobu lii nga ñuy wax nii bokkul ak li nga ñu waxoon li ñu bëgg mooy suñu délai bi nga ñu joxoon passé na nga lijjanti suñu xaalis jox ñu ko avant ñu fiy jógee mu ne noo tey moom mënoo leen fi jëlee dërëm noonu la ko waxee ñu ne ko ah bon ñu ne waaw mu ne nañ ko may fii ak une semaine vendredi dina livrer dina fay teeri seen xaalis ñu ne ko non non mënuñu loolu sunu xaalis daal lañ soxla mënuñu xaar beneen délai parce que délai yi ñu jox mu faussé bari na mënatoo ñoo wax lu ñu gëm mu wiiri jaar ci sunuy ay kilifa président chambre de métier président chambre de commerce dem fa waxtaan ak ñoom pour ñu ñëw waxtaan ak ñoom convaincre ñu xaar ñooñu wooñu ñaan ñu toog xaar ba ñu màggali ba ñëw après 15 jours après màggal gi ñu agsi ci délai boobu ba tey France daal di xëddeen mu joxaat ñu beneen délai wu une semaine ñooñu ñaanaat ñu xaaraat délai boobu mu ñëw fay regroupement des TER de la région de Thiès 40 millions bàyyi individus yi nga xam ne ñoom ay néew di doole lañ ay seen propre moyen lañ jëloon. non attends est-ce que noonu la mais est-ce que 40 millions yi du 40 yoo xam ne dafa concerné pour aussi cellule bi nga xamante ne ko sekkoon. waaw parce que bi muy joxe 40 millions. waaw parce que aussi bu fekkee da ko waxee nii ci dégg-dégg mën na am aussi dañu jox ñi bàyyi ñii. si noonu la demee sax parce que bi mu joxee 40 millions yi daf ne woon day fay benn groupe regroupement des TER de la région de Thiès fay ay individus. bi mu ko waxee ñu ne ko non ñun dañoo def collectif pour nga fay ñu suñu xaalis parce que bi nga ñuy liggéey da nga ñoo woo ensemble commandé ñu liggéeyal la livré la ko ensemble kon boo ñuy fay ñun ñëpp mais doo fay ñi di bàyyi ñi. mu ni kon téye leen 40 millions yi téye leen ko. après man fii ak une semaine dinaa lijjanti 60 millions yi ci des ñëw indil leen ko bu ko defee ngeen jël seen xaalis. suñu président Abdoulaye Ngom maa ngi koy nuyu mu jël xaalis boobu téye ñu dama koy bloqué ba keroog monsieur le maire di indi reliquat bi ci des. ñu téye ko pendant 1 mois 15 jours. dara ñëwul. ba ñu déclaré benn marche boo xam ne dañ ko doon bëgg a def mu jaar ci suuf diaboliser ñu ak préfet ni TER yi fay naa leen seen xaalis. préfet woo président ni ko monsieur le maire nee na fay na leen seen xaalis kon lu ngeen marché lu ñu leen autorisé ngeen marché parce que monsieur le maire nee na yorul leen dara foofu ñu waxtaan fa mu ni regroupement des TER de la région de Thiès président Abdoulaye Ngom jox naa ko 28 millions jox naa ko 40 millions na jël 28 millions delloo ma samay 12 millions. préfet ni ko ah comme monsieur le maire fay na la yow amoo droit déclarer marche ñeneen ñi ñu fayul nag nañ ñëw demander autorisation ñu may leen autorisation. président daal di écarté wu jël 28 millions xam ne yoon dab na ko mu dem séddale ko regroupement des TER collectif bi nga xam ne mooy individus yi ak entreprise yi ñoom dese ak ay loxoy kese. affaire bu salte muy mel ni da nga jël ñi nga xam ne ñoom ñoo yoroon coow li di coow. nga ni naa leen écarté génne leen ci xeex bi ñi nga xam ne ñoom ay néew di doole leen nga xoñat ñu leen. pour toroxal leen ci digg rek. d'accord dafa kon mbir mi aussi xawoon na dem ba commencé doy waar. waa xam nga dafa am yenn ci avancement yoo xam ni sànq avancé na ko te ñu war si indi ay leeral mooy lu jëm si masque yi commande bi ak li nga xamante ni wax na ko sànq sëñ Xaadim maire yi amul ku muy jëflanteel ci xaalis maire si boppam di jël xaalis di la jox loxo loolu amul. loolu ñu bind ko ci feuille ñu ñàkk ko bind ci feuille ñu bind ko ci contrat ñëpp xam nañ ni mairie administration boo gis dafa am ñu yor xaalisam mairie ville ak mairie commune percepteur moo yor seen xaalis
loolu. mais Tafa d'accord maa ngi yow ci loolu. waaw dama ñëw d'accord maa ngi yow ci loolu. waaw dama ñëw 40 millions yi ñu jot. waaw bàyyi ma ñëw jógewul perception municipale dinaa ko leeral. non jógewul perception municipale. dina ñëw si émission bi. ñun jot nañ 40 millions yoo xam ne mi ngi jóge feneen ci ay loxo la jaar ñëw. léegi pour ñu mën a avancer émission bi. ok xam nga lu tax ma indi masque bu xonq parce que ñun xam nañ da ngeen a sonn te da ngeen a taay mais soo gisee ñu toog fii. Tafa loolu pour leeralal waaw ma ñëw rek. pour leeralal askan bi nga xamante ni ñi ngi seetaan la. li xew mooy amul benn jëflante boo xam ni mairie dina ko sekk loo xam ni cadre administration la mairie di jël xaalis moom di la fay yow loolu amul képp koo xam ne mairie dafa jëflante yow si côté marché percepteur moo lay fay ñu écarté parti boobu. sànq li ngay wax naan moom laa ñëw li ngay wax naan 40 millions li tax jógewul perception mu ne parce que bi nga xamante ni dem nan waa perception si boppam yéen foofu xamal leen ni moom defu recrutement mënu leen a fay. xam nga loolu su neexoon taala si la mu toog jàpp njàmburam. parce que tey liy yoon mooy. non Tafa liy yoon mooy. man nga osé wax loolu liy yoon mooy marché. s'il vous plaît xoolal marché su daanelee osé wax loolu. uy ma bu daanelee Xaadim dama lay may lazima xam nga sëñ Xaadim nga tontu ko. sëñ Xaadim xam nga yow sama xarit nga. non dama naan maam li ñu war a xarit bu ñu génnee fii mën nañ nekk li ñu war a leeral mais actuellement li ñu bëgg mooy. li ñu war a leeral indi xaalis bi. d'accord li ñu war a leeralal askan bi moom dinañ ko leeralal askan bi loolu moom nga baaw ma wax ak nga ñàkk maa boo wax moo ci yem. boobu benn intérêt bu teel a wax. bi nga xamante ni dem nan percepteur xam ni moom ni carrément yorul xaalis xam nga loolu su neexoon taala si la mu banque loxoom. ah bon mais nag lii leer mooy moom dafa xam ni Thiès waa la et puis lii moom moo ko santaane woon te yéen bi mu koy santaane parce que crise dafa xew. ñëpp daal di am ku nekk daa am ci tolof bi loolu xew moom banque loxoom mu ni moom dina demeer dina fexe ba tailleur yi lii mu leen santoon te ñoom ñii ñu jublu woon si wàllu lu baax taala si la jublu si lu baax lépp jëm si ceesuwaay masque yi taala si la takkul lépp yéen takkoo leen lépp si ceesuwaay la dem. ok ceesuwaay mooy yow mooy man mooy keneen ak keneen ku si nekk si yéen ñaw nga sa masque yi di kaat sa kër donc loolu du affaire taala si la. su neexoon bi perception waxee ni moom amul xaalis mu arrêté foofu mais moom moo jug ak moyens yu boppam ak lijjanti boppam pour dimbali suñu mbokk tailleur yi parce que tey su fekkee ne da nga leb sa xaalis pour def benn commande moom li mu gëm mooy côté social moom warul seetaan tailleur yi seen entreprise seen liggéey di taxaw looloo tax muy lijjanti ba indi 40 millions bi ni leen seen 40 millions ñoom seen bopp seen biir ñoom ñoo ànd ni ñoom dañuy dajale ba mu mat loolu ñun mënuñu si dara. ki nga xamante ne nag mooy maire Talla Sylla moom mi nga xamante ni moo yoreel nit ñi bor te li erreur bi mooy ku si nekk sa contrat c'est individuel maanaam ñoom regroupement tailleur dañoo am ñi nga xamante ne mooy yeneen entreprise yi am seen contrat bi nga xamante ne Talla Sylla bëgg na leen boole moo tax rencontre bi ñoom ñëpp ñu daje ndax bëggul leen xaajale bëggul tey regroupement tailleur yi bëgg ñëw wax pare dem keneen ñëw wax bëgg pare dem li mu xam ne moom moo leen jiite moo tax mu boole leen yéen ñëpp si salle pour ngeen réunion ngeen tënkandoo si benn kàddu mais yow xaw ma ban association nga ci bokk mais yaakaar naa ne ba ñeen association ba muy dem di jëli maskam tàggu la donc loolu mooy li nga xamante ni mooy erreur bi ndax mu bëgg a defar moo tax mu boole leen ñoom ñëpp ñu toog mais mënoon naa ñàkk nag mi nga xamante ni def nañ loolu mu lijjanti ba indi 40 millions ñoom ñu ni séddoo woon ko tey regroupement des tailleurs ñoom nee nan leen fay seen xaalis mais am na plein droit jox leen ma sama xaalis comme nangu woo leen ko séddoo mu jox regroupement des tailleurs yi ñeneen ñi nga xamante ne mooy individuel yeeg ñu ko si nekk lan la mën a ñamal ñu ñamal la ca ñun am nañ si ay xarit yoo xam ne li ñu dund dafa metti ñuy si témoin am naa xarit boo xam ne ñoo bokk groupe WhatsApp. waaw mais gis nga li xew mooy. li xew mooy procédure bi. su fekkoon ni dañ koo yemale si percepteur rek kon heure bi muy yéen di keneen ak keneen ku sekk marché ak maire xam nga ni am nga lay pour mën a banque sa loxo mais maire Talla Sylla moo bañ ni moom du banque loxo ci loolu. mais léegi Moustapha balaa maa ñëw ci Xaadim est-ce que tamit maire yi amu ci responsabilité parce que yow bu fekkee da nga ni bi mbas mi commencé. lépp loo xam ni lu nit waroon a fay la jëm ci wàllu impôt te ku ne xam na ni maire de la ville peut-être ci yenn yi ci lay ci lay mën a am astuut mais bu fekkee ba dañu baale impôt baale lépp te moom en âme et conscience xam na ni perception municipale peut-être bu jëlee 100 millions mënu ko fay est-ce que waroon na risque pour def ko non du caaginu xam na ni wala amul wala baal ndax problème temps daf ci am bi nga xamante ni ñi ngi commandé masque yi booba ki nga xamante mooy président de la république baalul woon wala ay plan ay patente ak ñoom ñëpp booba ñu ngi ci aide sociale et puis li muy wax sànq naan Talla Sylla bi muy commandé masque yi ci cadre affaire kii la woon aide la doon xaar non Talla Sylla bi muy commandé masque yi masque Thiessois la xaalisu Thiessois ñoo ko war a fay
loolu su fekkoon day xaar ndimbal lekk kon ban kay may 500000 masques mu jël ko mais bañ a jël ndimbal loolu xam ni yéen ay Cees waa ngeen. est-ce que defu ci erreur erreur bi man su ma xam nga tey. est-ce que waru woon a jël les 5000 masques. non ku nekk ak sa gëm-gëm man personnellement su fekkoon ne dan maa tegal 5000 masques ma war a commandé tailleur yi dinaa xool nan laay def ba Cees waa yëpp am. léegi boo amuloon mais moom gëm-gëmam mooy xam nga gëm-gëmam mooy. en tant que nit en tant que maire gëm-gëmam mooy dafa war a jàppale ñi nga xamante ne mooy tailleur ndax liñ doon dund métti na ndax dañoo interdire fête interdire xew interdire lépp loo xam ne day tax tey ouvrier wala tailleur wala képp koo xam ne day liggéey ba ci ñun journalistes yi ñu interdire lépp mu laal leen. mais léegi attends xam nga c'est-à-dire léegi bu fekkee da nga fas yéene yow lépp léegi tu préfères nga leb pour investir te jëwaatul ci yow. nag non du leb xamal tax non waaw xamal tax c'est-à-dire que ñoom li ñu wax ñeneen carrément. xam nga bi ñu leen joxee marché bi ñoom dañu dem leb. waaw ñoo xamal tax. voilà n'est-ce pas ñoom dañu leb xaalis def ci banque yi jaay seen terrain pour mën a investir. dama lay expliquer xam nga Talla Sylla lépp loowul benn tailleur pour mu defar marché dafa génn. mu teg ñoom ñu ñëw jël ku si nekk na nga def ba ñëw sa marché loolu yow yaa ko xam mais li leer mooy moom bi mu bëggee bi li tax mu partagé ko ak tailleur yi mooy sentir na ni ay Cees waa lan dañ leen a war a dimbali et puis li ci gën a neex mooy mais masques yi mënoon nañu ko jëndee mooy ndax 250 000 masques tey suñu ko jëndee à 400 francs c'est trop quand même. 400 francs benn masque su fekkee nag nangu nañoo dem ba foofu c'est parce que dañoo bëgg ñi nga xamante ni mooy suñu mbokk tailleur yi nga xam dañ ci am ay parents am ci ay lépp ñu suqali ko ci loolu ndax crise moo am état c'est pas pour rien mu jënd 1000 milliards di ko defaat ci askan wi. ndax crise su amee noonu la administration di doxee ak. d'accord xam naa dina ñëwaat foofu léegi Khadim. waaw Tafa dafa yaakaar ni dafa nekk maire yi mais maîtriser wul sax. li ñu boole ak maire yi. xam nga defal ndànk xam nga la déglu ba pare Moustapha s'il vous plaît xam nga soo duggee foofu nag day. si maîtriser woo ko parce que sa communication bi ngay génne. am nga largement de temps pour jàpp naa ni maîtriser woo ko. parce que bu fekkente ni da ngay taxaw bëgg a défendre ni Talla daf ñoo fekk ci crise mu ñëw pour dimbali ñu di ñu fay max 400 francs maîtriser woo sax li ñu liggéeyal Talla max 400 francs lu ngeen bëggoon max 100 francs am na ci dëkk bi mais ban qualité la ban qualité masque la masque 200 am na ci marché bi ban qualité la ñun bi ñuy wooyee dañuy jox marché bi Talla moo indi exemplaire am bi nga xam ne moom la bëgg monsieur Ndaw mi nga xam ne moom moo doon yor procédure bi moom lañ jox ay échantillon mu tànn échantillon yu bari da ko rejeté ni bëggul façon boobu ba à la dernière minute bi ñu ko mujjee proposé la mujj ak wax ni boobu la bëgg mais boobu ban tissu la tissu blouson ñu doublé ko ak tissu coton ba pare defal ko ci ñaari logo mairie bi ak logo Covid 19 demal ci sérigraphie nga laaj leen lu ñuy tiré sérigraphie 150 benn ñu defal ko ci 2 gauche droite ñawal ko matière tissu boo xam ni boo duggoon ci marché bi mënoo ko am lu dul mètre 2000 est-ce que dafa bokk ak popeline yi nga xam ne moom la ñuy ñaw dafa communication boobu bàyyi leen ko yéen waa maire yi parce que loolu du logique sax ngeen koy wax beneen bi ci des da ngeen a teg marché ngeen ni ñu ñëw jël non da ngeen ñoo woo monsieur le maire dañoo woo moo tax man la yow maîtriser woo li ngay wax daf ñoo woo ñu toog sur table mu wax ni man du ma jéggi waa Thiès di liggéey lu feneen yéen laay liggéeyloo parce que sentir naa ni Covid bi mu ngi leen di laal expliquer ay raisons ñu accepté mu proposé nit nangam laa bëgg ci délai bii laa ko bëgg ci ay masques ñu d'accord mu ni masque bu nekk dinaa leen fay à 400 francs ba léegi néewuñu ko temps nga ñuy fay moom moo ko wax ci làmb ñu boppam comme ñun tamit ci dëkk bi lañ dëkk comme ni nga ko waxee sànq war a participer ci Covid bi ñu d'accord ak moom. mais li ñu ko ñawal jar na masque 1000 francs. waaw léegi mais est-ce que waroon na yegg foofu parce que toj di ma comprendre bu fekkee en tant que le maire moom moo leen invité uniquement pour ngeen ñëw indi commande ci wàllu masque et tout waaye est-ce que tey kon waroon na yegg fii parce que su ma comprendre ni nga expliqué gis na ni impact bi xaw na leen laal. et juste aussi ñu daal di joggaani ñëw ci yéen est-ce que kon waroon na mën a yegg fii. non waru fi woon a yegg bu fekkante ni woon moom ndimbal rek la ci jublu waru fi woon a yegg. parce que tey juloon nañu loraange te ndimbal bu demee ba jur loraange jaratu ko woon sérieusement jaratu ko woon tey ñun ñëpp am ay problème ñun ñëpp am ay problème benn ñu ngi sacrifié waat suñu bopp di wuti ay xaalis di fattaat ay turu ndax lan marché mairie bi kon bu fekkante ni woon ndimbal moo ko tax a jóg jural nañu loraange goo xam ne tey lor nañu te it
sës nañ ci nag. sës nañ ci mais tamit ci benn côté Karim Soumaré est-ce que tamit xawul am tuuti benn complication. parce que bu ñu seetloo donc c'est vrai que da ngeen def benn collectif boo xam ni ñi bokkoon ñëpp ci marché yi concerné woon ci côté masque yi. donc avant comme ni ko Tafaade waxee ngeen di sekk ak maire bi kenn ku ne bi ngay ñëw sa loo bopp ngay indi donc nga dem comptable des matières dafa la benn décharge donc nga war dem perception pour fayee ko mais tey bi ngeen tollee fi nga xam ni fi ngeen amee problème difficulté ak maire yi donc ci ngeen ji ma créé benn collectif ànd ci donc bi ngeen ci àndee aussi pour yéen ñëpp ngeen laajandoo seen 100 millions mais dañ ciy gis ay benn ak ñaar ñett yoo xam ni donc gisaat nañ ne ñoom ñu génn di ànd ak maire di ko défendre est-ce que tamit seen diggante bi xawul am tuuti jiixi jaaxa parce que comme ni mu ko waxee gis nañ ci ay ñu mel ni ay donc góor a nekk aussi tailleur buy ñaw ak ñeneen ñu bari ñoo xamante ni donc keroog ci bis bi nga xam ni donc monsieur le maire woote woon na audience bi ñëpp ñëw teew ngeen ñëw mars wan ko aussi seen xaalis ngeen soxla bam ci vidéo yi aussi donc bu ñu demee VAR am na ci yenn information ba mu joxe woon accord di leen jox mais ci même audience bi am na aussi yeneen tailleur yoo xam ne dañu yëkkati kàddu di ànd ak maire bi ñu bëgg a xam est-ce que tamit seen diggante amul benn problème bu tax ñenn ñi di mel na ñuy basé wu uniquement pour ànd vers le maire ou bien ñenn ñi aussi liggéey maire moo leen xaw a faire. non amul benn tailleur boo xam ne bokk na ci regroupement des tailleurs de la région de Thiès bu ci bokk. mais su ma juumul kii dama jàpp ni ñoom Gora Ndiaye ñoom ñëpp ci lañ bokk. Gora Ndiaye ban la. Gora Ndiaye men Gora Thiès. bokku ci bokkul ci regroupement des tailleurs de la région de Thiès. bu ci membre xamuñu ko ci sax mais membre bu adhéré ci regroupement des tailleurs de la région de Thiès doo ko gis fenn muy am yeneen position ci regroupement bi ci marché bi benn problème la ñu am te Talla moo ñu ko indil monsieur le maire Talla Sylla moo ñu ko indil mooy bi mu demee ba jël décision fay regroupement des tailleurs de la région de Thiès 28 millions foofu dafa tas suñu regroupement dafaa indi ay problème yu fa mustaam malgré xol yi naqari woon na mais ñun regroupement des tailleurs de la région de Thiès dafa am ndimbal loo xam ne da ko am dafa am lu ko téye waaye kon ci yooyu ci jamono yooyu day tas parce que bi mu ko indee am na ñu ci d'accordul ni président warut a jël 28 millions di bàyyi yeneen membre am ñu dugg ci saako bi mu am ay position ñu werante ci wax ci mu am ci ay yu doy waar yu ci xew mais ak ndimbalu yàlla dem nañ ba retrouver wu ñun ñëpp àndaat doonaat benn. mais monsieur le maire indi woon na benn problème boo xam ne mënoon na yàq suñu ànd. te ba léegi sax dañagul à 100% parce que ñeneen ñi ñu ngi toog am ay position parce que xam nga boo ngeen àndee di laaj dara ñu fay la sa xaalis na nga saware woon bañ la fayagul dootoo ko saware. Talla Sylla politique boobu la mënee suñu biir te loolu waru ko woon en tant que kilifa waru ko woon mu fekk njabootu Thiès bokk ci benn branche yëkkateendoo di tegandoo di xool nu ñuy développer seen secteur mu ñëw fexe ba indi fa ay problème ci liggéey bu mu leen jox fexe ba indi fa ay problème yoo xam ne tey xamuñu ëllëg fu ñu jëm. non attends est-ce que du coow li parce que tey bu fekkee tamit dem nañ ba coow li commencé bari nga gis aussi regroupement yi ñii di demander autorisation pour ay marches ak genre yooyu ak donc pandémie fi mu toll est-ce que tamit du cadre boobu moo xaw compliqué ba le maire aussi jël ay responsabilités ñu ne na liggéey ak yéen individuel jël collectif bi daa koy teg fële. non parce que bi muy liggéeyu ñun collectif bi sax boobu regroupement des tailleurs de la région de Thiès moo am. tout court. individuels yi nga xam ne ñoo dem sax am ay bons de commande. ci regroupement bi lañ bokk. mais attends individuels yooyu aussi foog nga nangu ni aussi góor ci la bokk. non parce que aussi man moom. mën naa ko expliquer parce que mën naa ni moom moo njëkk a defal ay masques yóbbu ko ci maire bi. mën naa ko expliquer li ngay wax nii. waay ñun ba mu ñuy rencontré di waxtaan ak ñun ci commande bi dañ fa fekkoon ay individus. yoo xam ne yeneen tailleur lañ bokkuñu ci regroupement bi. ndaw daf leen ne xaar leen ñu recevoir regroupement des tailleurs ba pare waxtaan ak ñoom après yéen ngeen dugg kon xanaa leer na. ñun la recevoir waxtaan ak ñun jox ñu commande bi nga xam ne moom la ñu jox muy 250 000 masques ba pare. ñu génn mu soog a recevoir ñeneen. ñu ci bari xam nañ leen. mais bokkuñu ci ñun. d'accord Moustapha tamit boobu ba tey coow li xaw na bari te jàpp naa ne aussi quel que soit alpha su dee maire yi waa ilaa mu nekk aussi regroupement yi lépp rek intérêt bi mu waroon mooy intérêt général parce que lépp aussi ci askan wi dellu tey war naa am nag monsieur le maire ay leçons de morale yoo xam ni par rapport ak ñi ko entourage ak ñëpp ci war a tirer pour uniquement ñu jéem a régler problème bi parce que nag quel que soit alpha mënul neex nga nekk borom kër di fay courant di fay ndox ak dund gi ni méttee
jël sa yaakaar wékk ko ci benn affaire te boobu ba tey aussi ma xaw a difficile est-ce que tamit maire bi ñi ngi jéem a avancer par rapport même bien vrai que ñun xam nañ perception dafa am benn yoon bu muy jaar donc mën nga fa am xaalis mu durer parce que moom su amee day fay su amul aussi foog mu xaar ndax ku ne xam na ni perception provision donc moom lay liggéeyee on espère récupérable on espère toujours mais est-ce que tamit maire bi mi ngi jëm ay jéego yoo xam dina ko def uniquement pour jéem a jàppale tailleur yi fay seen xaalis. waaw pour revenir ci question boobu nga laaj maire yi mi ngi def ay jéego yu jéggi dayo pour mën a jàppale tailleur yi ñu fay seen xaalis bala ñoo ñëw ci question boobu sëñ Khadim ñun li ñuy liggéey ci côté maire yi muy ci côté communication yaakaar naa ne duñ sacrifier suñu bopp ci dugg loo xam ne maîtriser wuñ ko lépp loo xam ne dañ ko fiy wax lu ñu maîtriser la loo xam ni lu ñu xam la maire moo leen woow ak maire woowu leen l'essentiel mooy ñëw ngeen ba jël marché bi loolu mooy l'essentiel léegi nag maire woo leen sax moom ndamam la ndax segam xalaat na leen ba leen di woo rek dara la mënoon na leen bañ a xalaat su ñëwee si seen question bi. mais nag attention. su ñëwee si liggéey nañ des années liggéey nañu ko tam monsieur le maire woowu ñu jox ñu marché. suñ ñëwee si waaw marché amul woon marché bi mu amee lan leen woo ñu ngi doon am ay marché di ko liggéey. suñ ñëwee non dafa maîtriser bu baax liggéey ñu ngi doon liggéey te monsieur le maire liggéey loo wuñ. sëñ Khadim xam nga tey ñun dañ fay ñëw pour askan wi xam lan moo xew. c'est vrai waaw kon ñëwuñu fi pour bañ a mën a jokkalante yenn affaires yi. parce que man suis témoin avant may liggéey ak maire yi que seen activité yu bëri ki nga xamante ni mooy maire Talla Sylla teew na kon ñu yaakaar ni da ngeen a sekk jàmm sekk ay relation moo tax mu ñëw su ñëwee si procédure bi nga xamante ni gis nga maire depuis bi nga xamante ni perception xamal na tailleur yi xamal ko ni moom keesam yorul lu mu fayeegu tailleur yi booba la jël ay dëbësam pour fexe nan lay def ba trouver solution pour tailleur yi la preuve 40 millions yi leen joxoon xam nga doo jigóol si perception loolu ci lan la jógee mairie moo def ay relation ak ay lijjanteem ba lijjanti 40 millions bi nga xamante ni 40 millions yooyu ñëw na li nga xamante ni mooy maire depuis lors toogul mooy fexe na ba trouver consensus ak benn banque bi war ko dolli li nga xamante ni mooy war ko lebal en gros 100 millions pour su fekkee 100 millions yi ñëw na 40 millions yi nga xamante ni daf ko joxoon tailleur yi ndax banque bi liggéeyul ak maire yi liggéeyul ak comptable maire yi pour bëgg lu fiable bëgg loo xam ne dañ koy teg seen loxo moo tax banque bi ñu jox leen compte tailleur yi ñoom yaakaar naa ne ñoom suñuy traité ñoom directement ak banque bi ñooy traité su banque doon envoyé xaalis tey li nga xamante ni mooy maire yi si cadre masque yi loolu banque bi tailleur la koy envoyé ñoom ñooy delloo yeneen 40 millions yi gi nga loolu nag procédure bi li tax mu yeex te depuis lors ñu seetlu si audience publique bi ki nga xamante ne mooy maire Talla Sylla affirmé na leen ni leen balaa manda di ngeen jot seen xaalis loolu bi mu ko waxee ñi nga xamante ne ñoo nekk maire ak képp ku nekkoon foofu dafa ànd ak kontante ndaxte coow lii dañoo bëgg mu fay ni ñu bëggee mu fay mooy du caaginu politique du caaginu dara mais kaa waaw ma ñëw non waaw dama la xam nga man waaw li caaginu loo xam ne la ay nit yoo liggéey loo war leen fay seen xaalis la bi nga xamante ni procédure bi banque ku ne xam na ni dafa am ay procédure raw waxuma la 1 million sax mais soo fa jëlee lu toll 100 millions dafa am procédure bu muy jaar tant que procédure boobu complet wul tant que procédure boobu matul xaalis du fa jóg. maintenant nag maintenant nag xam nga sëñ Khadim. non loolu doo ma ko wax ba léegi maintenant li xew mooy. pendant 3 mois plus. depuis lors ñi ngi ñaan mu yem fi bañ a bouger 3 mois yi ndax njëkkoon nañoo sekk plateau ma lay ñaan ni la. yàlla na samedi boobu ngeen jàpp marché bi sax yàlla na nekk spécial njukkal donc kon xam na ni ñun lii ngeen di wax ni lu métti la li ngeen dund lu métti la waaye su fekkee ne banque ngay sekkal yenn affaires yi procédure bi matagul banque bi la war a lebal parewul pour lebal la dañ ci profité rek pour wax lenn il est temps que percepteur municipal def effort nag parce que nag mënoo joxe sa accord ba marché bi existé depuis lors comme ni mu ko waxee ëpp na 3 mois ndax 90 jours rek 3 mois la. non plus saat nañ ci yeneen 3 mois. plus saat nañ ci yeneen 3 mois parce que Tafa donc aussi il est temps que percepteur municipal. def effort pour jàppale ki nga xamante ne mooy monsieur le maire Talla Sylla pour mu fay tailleur yi xaalis. waaw mais foofu aussi bëgg nañ ci teg loxo parce que man yenn saa yi dañuy xaw a jaaxal ñun donc suñu perception yi fi am wala trésor yi parce que tey cas bi dal ci tailleur yi seen bos moo feeñ. mais bari na ci yu bari ñoo xam ni ñu ngi liggéey ak maire yi. liñ ci am ay problème majeur du jeex que da ngay dem moo xam ñi nga xam ni école yi parfois am na ñoo xamante ni côté hygiène bu ñëwee ku ne xam ne école dañ koy pompe ak extra
donc la plupart ñi nga xam ni dañuy jëflante ak maire yi dañuy am problème te seen problème toujours mooy perception ndax ku ne xam na ni quel que soit alpha même budget bu ñu ko voté lu ñu war a génn préfet moo koy signé préfet après fan la koy yóbbu perception mais léegi ñun suñu perception yi mënuñu nekk fii heure boo xëyee suñu yaay yi am problème mais marché chaque jour da ngay fay juuti même les tailleurs yi nekk ci marché bi heure bu ñu xëyee da ngay fay juuti te boo ko fayul am problème léegi mënuñu comprendre Sénégal léegi yow chaque jour ngay dem di fay juuti ñu lay fay loo guddi di la fay loo bëccëg donc sonal la ci lu mëntu xew te aussi boo amee problème boo xam ni décaissement moo ci des am na ci ñoo xam ni sax par la suite dañu am les informations dañu war a wax nit ki pour nga mën a jot xaalis bu nekk perception foog nga am papier yii ak yii ak yii mooy tax nga am ko mais parfois dañ lay passer la commande nga def sa commande ba pare aussi def ci sa xaalis investir ci soo waree fay ñu naan la non foog nga dem préfecture am kayit bi foog nga dem fii foog nga dem fii donc aussi foog autorités yi ñu commencé di wax ak askan di leen leer réellement ce qui se passe parce que tey man su ma leeree fii may def suma xaalis su ma ko ci defee avant may jot day métti du ma ko def kon aussi peut-être tey seen problème ak maire bi am na yu ci bëri yoo xam am na complication mais nag préfecture yi aussi foog ñoom tamit comment dire perception tamit foog ñu am benn taxawaay pour jàppale askan pour appuyer ci loolu nga wax gis nga maire yi nga xamante ne sax mooy ñetti maire yi nekk ci dëkk bi muy maire Thiès Est Ouest ak Nord ça fait plus de 5 ans versement ñëpp xam na ni dafa am chaque année versement boo xam ne daf ko war a defal mairie ville depuis ñu nekk fi maire yi mosuñoo def versement boobu xaalis boobu fal na dugg depuis ñu ne fi koroog audience publique monsieur le maire mi ngi ci appuyé ni autorités yi ci war a wax nañ ci wax ndax ñooñu suñ ñu fayee xaalis bi nga xamante ni yoreel nañu ko dinañ fay téeri fay keneen ak keneen donc ci loolu la ñuy jëw ni waa ñaan percepteur ak autorité fi nekk mairie bi ci boppam moom dañ ko yoreel ay bor ñi ko yoreel bor nan def la tout pour ñu fay leen di ñaan percepteur nag mu def effort parce que tey mënoo fi nekk depuis plus de 6 mois nga ni def nga recouvrement def nga ay juuti yéen chaque jour ngeen dagg juuti mais jot na nag mu appuyer ki nga xamante ni mooy monsieur le maire Talla Sylla pour mu fay tailleur. d'accord aussi xam naa foofu la ñuy ñëwaat ndax tamit ba tey dañuy des ci problème mu tailleur yi nga xam ne aussi compliqué na mais tey nag bu nekkoon message boo xam ne à travers parce que nag émission bi ñuy def monsieur le maire Talla Sylla ak ñi mu ko sekkal dara ump leen ci ñu ngi jàkkaarloog seen télévision Thiès TV di seetaan kon nag war nañu am taxawaay mais tey bu doon message bu war a jug par rapport ak mairie bi pour nag ñu am taxawaay xam ni jot na nag pour ñu taxaw fay leen seen xaalis ndax quel que soit alpha mi commencé yàgg te ça ne veut pas dire même Tafa boo ko waxee aussi banque yooyu yëpp am na mais li ci am solo mooy nag ñu xam fa ngeen taxawee balaa ñu aussi ci beneen point bi nga xam ne am na solo lool. waaw bu ñu doon joxee benn message. def naa sax duñ ko adressé monsieur le maire Talla Sylla parce que ñun sentiment bu ne dawal nañ ko ci moom. yërmande bu nekk jëmale nañ ko ci moom parce que doomu askan wi la doomu Thiès la ñun ay doomu Thiès lañ. te aussi tamit dañoo rafetlu woon liggéeyam. ba taxoon ñu sawar a ànd ak moom di liggéey. mais loolu ñu gisoon ci moom ba naw ko lii mu def suñu diggante ak moom yàq na ci lu bari. kon bu ñu doon wax benn message boo xam ne dañ koy adressé kenn dañ naan président Macky Sall lañ koy adressé parce que tey ay njabootam lañ. fii ñu nekk di Thiès bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo ko fi fal. kon bu ñu demee tey ba nattu bii tey tegu ci suñu kaw te kenn ci ay njabootam teg ñu ko mu metti trop ñu ciy daj lu nekk di ci dund lu nekk moom lañ ciy interpréter directement mu taxawuñu. parce que moo ko mën a régler parce que gëm naa ne bu doon Talla Sylla rek dina ko régler bu doon mën na ko régler rek régler na ko bu yàgg. mais gëmatuma ti mën na ko régler. parce que lii mu fii wax ay perception municipale nga dem fa ñu ne la xaalis bi ñu leen fay amu fi ñu ni banque benn procédure banque fan yële neewoon na dafa am kayit bu muy signé moo ci des ba mu ko waxee léegi mu mat 1 mois 15 jours dara mooy bi mu def audience publique bi ba léegi dara kon yooyu yëpp day wane ni kon moom fu ne dugg na fa li ñuy ñaan ki nga xam ne mooy kilifa dëkk bi kilifa réew mi mu taxaw ci situation bi régler ko sinon leneen lay jur parce que tey jii ñun pare nañu pour lu mu laaj rek ñu def ko pour jot suñu xaalis monsieur le maire moom yéenewuñ ko dara lu dul jàmm waaye nag duñu nekk ci naqar nekk ci njàqare di bëgg a dee moom mu nekk ci noflaayam. waaw mais est-ce que foofu tamit sëñ Khadim mën na problème parce que quel que soit alpha xam nga. le maire Talla Sylla c'est le maire. mais y a ce qu'on appelle certaines choses yoo xamante ne la perception municipale donc moom moo ci mën dara. c'est-à-dire bu doon mën na ci dara laa ni rek la na ko. non pas mairie bi. xam nga tey quel que soit alpha dañuy seen bon décaissement yi ñu defal yëpp. mais perception moo ko war a joxe. est-ce que tamit waroo leen fexe demaat en tant que ak monsieur le maire ngeen toogaat ci bureau bi ngeen waxtaan.
peut-être aussi mën na fexe même bu fekkul les 60 millions qui restent ñëwul xanaa war na mën a sax def benn effort maximum joxalee benn 50 millions. pour ngeen régler problème yi. Pape Sylla monsieur le maire lu ne wax nañu ko lu ne rendez-vous bu ne jox nañu ko date bu nekk jox nañu ko fu nekk woo nañ fa waxtaan kilifa gu ma xam ne jege nañ jaar na ci moom. Moustapha. loolu lépp mën na ko cee bañ a fekk. non xam nga sëñ Xaadim loolu mënu ko cee ñàkk bañ a fekk. xam nga su fekkee ni non mais waa ñu déglu non yow yaay déglu parce que li nga bëgg a argumenté non parce que yow mënoo wax ñun ñu nekk ci souffrance bi déglu ma rek nga naan ñu ay monsieur le maire mënoon na cee ñàkk bañ a def benn effort. noonu sànq dafa wax moo bu am solo mooy Talla Sylla mi ngi def effort xam na ni mënatu ko maam la fekk muy def effort rek dara la ndax depuis le début laa leen la su fekkoon dafa respecté li nga xamante ni mooy procédure marché rek instant bi waratul wax ak yéen. ndax ki nga xamante ni mooy percepteur nangu na ni moom moo leen yoreel. donc gis nga effort yi muy def nii yëpp pour ndax dafa am lu mu gëm nañ kenn def lu baax lu bon di la ci fekk. dafa en plus de ça gis nga sànq li ngay wax li ngay expliqué sànq. ñoom retiré nañ seen bopp ci dossier bi. non loolu mënul ne xam nga loolu retiré nañ seen bopp ci dossier bi. loolu information la boo ñu jox. non loolu yëg ngeen ko bu yàgg. déedéet parce que xam nga loolu. depuis 90 jours yi ba mu jotee. dañ ñu envoyé perception municipale. bi ñu demee receveur ci boppam moo ne xaalis bi ñu leen fayee amu fi. loolu mooy retiré seen bopp ci non amu fi ak retiré bokkul. non c'est non pourquoi pas du retiré. non exemple man tey bu fekkee dama am xaalis. ma war a fay. su ma defalee bon. su ma demee mi ngi mel ni rek comme ma dem banque. virement laa wax a def su xaalis positionné wul banque daf may renvoyer. mais ça ne va pas dire que aw ma fi xaalis bi. li tax ma ne la retiré wu na ci. bi ñu jógee foofu. waaw monsieur le maire dafa récupérer dossier bi. viré ko ay banque pour ñu régler situation bi. dafa ñun li ñuy wax dañ ko xam nga non defal ndànk li ñuy wax dañ ko xam. waaw ñun de xam naa ñu defal ndànk ñun li ñuy wax xamuñu si dara parce que gis nga. non defal ndànk maam li mu wax xam nga li nga wax ni erreur la. non li may wax le fait que du ma wax erreur. le fait que ngay taxaw publiquement di affirmer wu ni perception municipale retiré na boppam si procédure boo xam ni municipalité bi moo ko am loolu la xam nga déli la. beneen bi stop mooy su fekkee da nga taxaw nga nangoo affirmer ni Talla Sylla moom moo récupéré dossier bi di si traité ay ay banque loolu tey beneen dëll la. li xew mooy. ki nga xamante ni mooy. waa ba ma yegg déglu rek ma wax la. ki nga xamante ni mooy waa li may wax xam naa ko peut-être yow yaa ko xamul. ki nga xamante ni mooy monsieur le maire monsieur le maire moo ko njëkk a def. ban déli la def. non li ngay wax nii di ko argumenté ni ay déli la monsieur le maire moo ko njëkk a def. Tafa lii ay fee la yoo xam ne ñun mën nañ ko justifier parce que xam nañ lépp dégg nga. dafa am loo xam ni àggutuñu foofu ci ay dossier bi fii la war a dem ak fee la war a dem xaalis bi dañ ko war a génne fay ko teer yi ci foofu lañ toll mais dossier bi moom fi mu waroon a dem yëpp dem na fa. bu doon fa lay saafara na bu yàgg. gis nga li ngay wax nii c'est vrai que xaalis bi dañ ko war a génne maanaam faaw ngeen comprendre yéen liggéeyu leen ak nit yéen administration ngeen doon liggéeyal. loolu su ngeen ko comprendre di ngeen xam administration dafa am ay procédure bi li ci xew mooy perception mi war a génne xaalis yow affirmé nga fi léegi ne perception li mu leen wax mooy xaalis amul. waaw xam nga loolu kon booba ki nga xamante ne mooy commandeur mënoon na cee génn mais malgré ça ki nga xamante ni moo ci waroon a génn moo tourné moom di sonn pour nan leen def pour fay leen gis nga 40 millions yooyu mu leen jox loolu su ko neexoon bañ leen ko jox xaar perception. te su ngeen demoon ak fu ngeen mënti dem yoon du ko ci topp ndax loolu mooy texte loolu la procédure yi wax maanaam effort yi muy def yëpp gis nga su ko si tailleur yi gërëmul su ko si tailleur yi nga xamante ni ñoo nekk déglu ma rek su ko si tailleur yi santul am na loo xam ne lu bëri war nañ koo mën a sëgg procédure bii ngay wax gis nga banque dafa am procédure gis nga soo déposé di leb banque benn somme bi muy administration di war a jëflante administration du da ngay ñëw rek déposé say papiers yëpp mu génn dafa am ay comité comme ni ngay yoree sa kër ni war leen a réunion néeg bu ne nga dugg fa laaj ko sa xalaat tant que xalaat yooyu dajewul ba ñu nangu ne diwkat mën nañ koo lebal loolu mais mairie benn kees la war a am gis nga mairie keesu mairie mooy fan perception waay
waaw kon léegi relation. waaw moom laa lay expliquer. c'est-à-dire que relation mën naa comprendre que banque mën na nekk partenaire u mairie bi. waaw xam nga relation boobu muy def mais nag bu fekkee yoo xam ne dafa concerné. xam nga relation boobu muy def nii. oui relation boobu dama lay indil tuuti ci histoire. maanaam relation bi muy def pour fay leen li tax sànq man la mënoon na ko fay bàyyi fekk ndax instant yi effort ba mu def pour génne xaalis pour jox leen rek daa jéggi yoon mais malgré loolu moom mu ne du seetaan yéen ngeen di sonn donc loolu lu ñu mën a comprendre la di ñaan rek dana leen koy waxaat ñun xam na ne affaire métti na mais procédure la procédure boo xam ne tant que ñi ñu war a accordé yenn yi parewuñ ci seen i kayit parewuñ ci seen lijjanti l'essentiel mooy lépp loo xam ne dafa war a jógee mairie war a dem ci ñoom loolu mairie matale na ko lépp loo xam ne dafa war a jógee maire war a dem perception loolu perception matale nañ ko. donc muy ñaari bunt yoo xam ni bu ci nekk maire def na ci effort. léegi nag li ci des mooy duñ waxati kenn ay bul def li déedéet téyeer yi tey jii ku leen fekkoon buntu maire ñu toog takk seen moosoy xonq wala ñu def leneen da nga naan yelloo nan ko. ndax tey ñoom ñoo nekk ci dund loo xam ne mooy li métti mais procédure la boo xam ni tant que pare wuñ ci tant que banque ba pare wu ci loolu duñ ci mën a jot. amaana su doon maire rek kon dépassé nañ fii loolu. d'accord même aussi le secrétaire général bu regroupement des tailleurs yi aussi mi ngi participer ci émission bi mi ngi envoyé SMS donc voilà Mamadou Seck aussi donc ñu ngi gis mi ngi yónnee ay donc message l'argent destiné à autre chose donc chaque rubrique aussi am na somme kon donc Moustapha donc rubrique aussi am na benn somme boo xamante ni ci lañ ci war a joxe mais tamit fi ñu toll ñu aussi xam naa ni tamit balaa ñu ciy ñëwaat. ndax gis nañu mbas mi laal na leen boobu ba tey bien vrai que liggéey ngeen ak le maire Talla Sylla presque aussi li ci ëpp ci seen marché moom ngeen def est-ce que tamit am na yeneen réalisation yoo xam ne def ngeen ko ci Covid 19 bi te jamono ji tamit gis nañu mbas mi dafa gën a yëngu ndax ñu ngi ci jotaat ay njortu que fi mu toll nii tëjaat nañu lépp lu nekkoon wala espace te bañ na ko aussi boo takkul masque dañ lay ramas est-ce que tamit yéen tailleur yi yéen a ngi préparé wu pour xool donc nan ngeen di liggéey par rapport ak yéen. pour fexe na leen ko liggéeyee pour jàppale ci askan wi uniquement ci jafe-jafe bi nga xamante ni tollaan na foofu ndax ku ne xam na ni mbas mi métti na ak tamit yéen a ngi jiimat liggéey ak comment dire établissement yi ndax gis nañ ci école yu bëree bëri xale yi ñu ngi jàng mais masque yi aussi doyu fa te jàngoro yi mi ngi yéeg est-ce que tamit loolu lépp yéen a ngi ci. ñoo ngi ci bu baax comme niñ ci nekk woon bi mu fi njëkkee ñëw depuis mois de mars. bi mu ñëwee dañoo regroupé wu ni tailleur yu nekk marché bu nekk. président marché ba na fexe ba génne minimum 200 masques. ñu dajale ko bu defee dem seeti autorités yi jox leen ko ci monsieur le maire Talla Sylla la njëkke woon yóbbul ko ay masques yóbbul ko ay gel madaar dem jox ko dimbalee ko boobu amaguñ benn commande ci moom. jóge fa dem ci préfet jox ko ci dem ci gouverneur jox ko dem ci yenn kër kilifa diine yi ak jàkka yeeg jumaa yi. yóbbu fa lu mel noonu. parce que boobu xam nañ ni ñun mënee nañ foofu parce que masques yi ñoo koy liggéey. ku nekk mën na ñëw plus de masques yu bari dajale ko dem yóbbu ko fa. ñu def loolu te it fi mu nekkaat nii sax fi ñu ci toll nii tey lañ ko gën a mën te dinañ ko def incha allah. beneen bi ci des te nga wax ko tam am solo muy masques yi Covid bi ñëwaat na. élèves yi ñu ngi ci école yi di jàng gis nañ ne masques yi ñuy takk sax du qualité bu baax. parce que ay masques chinois la muy AZT bi nga xam ne benn yoon nga koy takk. def naa am na temps boo koy takk da nga ko war a tekki. tout le temps moom la ñuy jël di ko takk mais xale yi duñ ko sànni dañ koy téye 24 heures. parce que amuñu moyen yu tout le temps ñuy changé. may proposer ñi nga xam ne ñoom ñoo leen koy jox muy autorités yi muy ñi nga xam ne ay responsable lañ ci di def ay action sociale. ñu leen di invité ñu ñëw seet si tailleur yi. waaw foofu laa bëgg wax si xam nga ñoom tamit seeti tailleur yi baax na ñëw ci yéen. mais tamit ku ne xam na ni comité de gestion bu ne école bu ne am na ko. école yi aussi am nañ APE donc association des parents d'élèves ak ay partenaires est-ce que tamit yéen seen kuréel bi warul toll foo xam ne bien vrai que ci compétences transférées yi donc éducation ci la bokk mais dem ci école yi donc waxtaan ak directeur école yi génne ay échantillons présenté leen pour mën fa gagner benn marché te peut-être aussi mën na am l'APE mën na négocier ak les parents d'élèves uniquement même bu dee bu yomb sax masque bi c'est à 200 francs ou bien 100 francs que les élèves cotisent pour ñu mën a nekk ci conditions yi nga xam ne mooy gën. loolu mën na nekk loolu idée la. incha allahu rabbi dinañ ci taxaw. dinañ ci taxaw def ko parce que tamit ñun nekkuñu fi pour santal askan wi. dañ fi nekk pour jege leen. jàppale leen. waaw parce que boo di liggéey chaque jour di maye est-ce que tamit di ngeen am dara. non mënul nekk. parce que déjà masque yi boo koy liggéey ci benn taux bi. da nga ci def ay frais.
mën nga liggéey 50 masques maye ko 100 masques maye ko. mais plus de 1000 et quelques 2000 5000 da nga ci def ay frais yoo xam ne faaw ki nga koy defal mu participer dara. da ciy baax. beneen bi tamit xam naa ni loolu moom information bu ñu jot la ndax gis nañu am na benn usine boo xam ni mi ngi ci réew mi donc masques yi nga xam ne c'est des AGT yi ñuy utiliser boobu usine moom moo koy defar donc presque usine ba mën na chaque jour mën na liggéeyal toll ci 1 million masques te en même temps 3 personnes moo fa nekk est-ce que tamit loolu xawul doy waar. waaw xam nga ba tey ñun suñu état moo ñu jàppale parce que bu ñu dee ay artisans nekk ci dëkk bi di liggéey li nga xam ne dëkk bi dañ koy soxla te ñu mën koo def ci ni mu gënee ñu yombal ay yeneen i nit yeneen i xeet ñu ñëw ci dëkk bi li ñu waroon a def ci ay qualité ñoom ñu koy def ci loo xam ne du qualité bu baax non seulement di que état ci ñoom la ñuy dem di leen commander li nga xam ne moom lañ ci soxla. pour man gënul bu ñu bëggee jàppale artisans yi li ñu mën di ko defar ci biir dëkk bi toog fii pour développer dëkk bi di fay seen i taxes di fay seen i droit lépp ñu koy fay di participer ci développement bi bu ñu amee ay yu mel noonu soxla ko nañu seeti artisans yi. manière générale nag. xam naa dinaa fa ñëw parce que foofu lay tëjee ak par rapport ak ministre bi donc fi ñuy ñëwee tamit Tafa xam naa ni muy point bu ñu xaw a amal solo ndax gis nañu ki nga xam ne aussi mooy le monsieur le maire Talla Sylla ci jamono yi at ya jàll daan nañ dégg muy wax aussi bëgg nañ ci benn maire numérique boo xam ne aussi dafay am sur le plan digital ñu gis dafa mel ni aussi Yankoba Diatara yaa gën a jiite ci maire yi bi nga xam ne tey fa la Talla Sylla nekk ndax moo nekkoon adjoint au maire Idrissa mais mën nañ ko considérer comme maire parce que donc moom moo fi doon nekk ba ni mu nekkee conseil départemental te aussi actuellement mu nekk ministre bi yor lépp jëm ci côté télécommunication numérique te mu bokkoon aussi ci projet maire de la ville est-ce que mi ngi ci avancé par rapport pour aussi suñu maire yi am beneen gis-gis. waaw si côté boobu nga wax yaakaar naa ni yaa ngi wax pour numérisation mooy affaire extrait yooyu yëpp. maam loolu maire de la ville mi ngi ci liggéey di ci avancé bu baax a baax a baax. ndax seetlu nañ ay jafe-jafe yoo xam ni li nga xamante ne mooy askan wi ñi ngi koy dund suñ soxlaa yenn kayit yi ñëw mairie loolu nag du caaginu sàggante wala déedéet mais da am benn moment boo xam ne li nga xamante ni su ouverture amee wala leneen ak amee concours yi ubbi da ngay gis ñëpp dañuy song wute ay extrait te ñu xamal ni suñu ñetti maire yi fi nekk nag li ñuy produire ci cadre extrait dafa tuuti torop loolu maire ki nga xamante ne mooy maire Talla Sylla mi ngi ciy liggéey pour nan la ñuy def ba soo ñëwatee maire yi soxla kayit wala loo mënti soxla mu nekk loo xam ne lu lay yomb la ci côté numérique. d'accord voilà war nañu mën a avancer quoi parce que tax yenn saa yi xam nañ coow ñun dañuy. waaw xam nga tey nag li koy gën a war nañ ko enregistrer parce que dama jàpp ne tey archive am na solo mais war nañu dépasser ñun ñu ngi mën waxtu bi lim jot waaye Lamine rek boo ñu mënee may lu mat rek 3 minutes balaa ñëw tàggatoo ndax war nañ dépasser loolu tey dama jàpp ni bu fekkee da nga am problème extrait le temps que ñuy dem bureau archive di vérifier war nañoo mën dem ci l'ordinateur bi clic. ci loolu laa la de wax ni la li waral sax. askan wi seetlu nga ñu bëri léegi dañuy ñëw ñu naan leen seen registre seen tur nekk te yooyu yëpp. loolu li ko waral mooy dafa am benn moment boo xam ni maire yi dafa bëriwul ay njuñ njaaj da nga daan ñëw nit ñi di nga leen di graisser ay 1000 francs 2000 ñu lay defar extrait yoo xam ne du extrait yoo xam ne yu en complicité ak ñi nga xamante ni ñoo yor signature di signer loolu bi nga xamante ne maire Talla Sylla ñëw na loolu la njëkk a xeex pour képp ku soxlaati extrait bul neexal kenn 300 la temb di jar demal fa nga ko war a defaree ñu defaral la ko soo defee nag ba neexal ba nit defal la leneen lu bon loolu yoonam néew ji parce que seetlu nañ ni da nga daan ñëw ñu jël numéro jàmbur jox la ko loolu li waral sax numérisation bi gën a yeex ci la bokk ndax da ngay gis ñoo xam ne benn numéro ay fukki nit dañ koy yor loolu moo war a gën a moo war a nekk combat boo xam ni muy képp koo xam day ceesaa na ko xeex maire soo fa ñëwee bu kenn neexalati kenn ci kayit koy wuti. d'accord heure bu ngeen ko defee yéen a ngi yeexal suñu liggéey ci côté numérique. d'accord xam naa aussi fii la ñuy ñëwee rek ci point boobu Lamine suñu mënee may rek bu dee ñaari minutes ñu gis tamit ku ne xam na ni Pape Amadou Ndiaye ñu defal ko ministre bi jëm ñu yor lépp lu jëm ci wàllu artisanal te yéen tamit li ngeen di liggéey ki mu ci génne est-ce que boobu ba tey am na ay waxtaan yoo leen sekk ak moom pour seen wàllu liggéey nan ngeen koy gën a jëmbaatee pour ànd ak moom ci boobu combat ngir Thiès li nga xam ne mooy ci côté emploi ni mu fi jafee pour gën a mën a yomb. waaw ñu ngi koy nuyu ministre Pape Amadou Ndiaye vraiment muy nit koo xam ne ku yàgg a jigéen population Thiès la xañ na dégg nañ ko ci naka jekk action sociale bi mu toogee ak léegi nag demaguñu seeti ko mais bëgg nañ ko. parce que mooy sunu ministre ñun ministre bi fi newoon dama doon nañ dem di ko rencontrer di échanger ak moom parce que dañoo yoral groupement boo xam ne dafa toll ci dëkk bi noo xam ni. faaw
sunu ministre tutelle xam ñu. ñuy wax ni it moom vraiment bëgg nañ mu geesuñu bëgg nañ mu geesu artisan yi nga xam ne ñoo nekk Thiès. parce que Thiès bari na ay artisan trop sax ñu man li ñuy def na leen invité waxtaan ak ñoom xool lii seen jafe-jafe mu xool nu mu ci taxawee loolu moom ñu ngi ko ciy invité te it ubbi nañ suñuy buntu pour waxtaan ak moom. d'accord tamit xam naa ba ñu jógee foofu est-ce que am na ay projets yoo xam ne actuellement yéen a ngi ci. waaw xam nga ñun regroupement des terres de la région Thiès ndaka jekk dañuy boole suñuy buy ak suñuy déem pour def dara. bi ñu nekkee ci dëkk bi ak léegi non seulement manifestation yi ñuy def mais yemuñu ci dañu xool li nga xam ne mooy développer dëkk bi. ñu nekk ca am nañ benn centre formation boo xam ni ñu ngi ko ubbi tey dajale fa ay xale di def ci ñoom métier. pour lan ñu mën a jëriñ seen bopp ëllëg. te loolu def naa ci liy développer dëkk bi ci la bokk. loolu tamit vraiment ñu ngi ciy remercier bu baax ADPMA ndax moo ñu jàppale woon ci benn formation renforcement de capacité biñ ci jógee mu jox ñu équipement boobu yu toll ci 16 machines yoo xam ne tey moom la ñu ubbee centre boobu. di ci xaar it ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dëkk bi ay bonne volonté ñu war a ñëw jàpp ci ndax doomu dëkk bi moo tax ñu créé ko noonu. macha allah am na solo xam naa ne bu ko defee Moustapha mu jaajëfal la suma xarit bàyyi la aussi nga tàggoo ak ñu jàkkaarloo. waaw xanaa rek di la nuyu di la ziar di nuyu sama xarit Xaadim di ñaan tey ñi nga xamante ni mooy ñooy administration bi ñu def la tuuba taxaw suñu mbokk tailleur yi ndax li ñuy dund quand même métti na. ñun on est témoin de beaucoup d'investissement yoo xam ne def nañ ko ci lii pour mu sotti ñu ngi ñaan képp koo xam ne daf ci war a agir mu agir si gaawal defal fast track pour lii ñu soobu mu mën a sotti di gërëm tey ki nga xamante ne tey bi ma nee damay ñëw Xaadim bi ndajee fële waxoon na dig ma jox benn muy Mansour création moom moo génn fii di ma comme da ngay defanteeg ñun dañ lay woon nan la ñuy defanteeg yow mooy dañ lay solal ba foo taxaw nit ñi xam ni sol nga lu rafet donc di leen sant di leen gërëm di leen sant aussi di ñaan yàlla li nga xamante ni mooy wax nañ ko fi yàlla indi si saafara gaaw. amin ayca su ko defee ma bàyyi suma xarit tamit di Serigne Khadim mu daal di tàggatoo. jërëjëf Sylla ginnaaw bi ñu la santee gërëm la yow sunu xarit nga nit nga koo xam ni sa liggéey ci dëkk bi ñu ngi koy gis ñu ngi koy bàyyi xel di ko rafetlu ñu ngi la ciy ñaanal yàlla bu baax a baax sunu borom dëgëral la. di sant Tafa le jeune sama xarit la mais xarit gi dama ko jëloon denc ko sànq. dama pare woon pour. attaqué ko lépp loo xam ne waaw. da koo bëggoon sippi quoi. ñuy gërëm tamit mbooleem teer yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan di tàmbalee ci président Ablaye Ngom président Ndiasse Kaay bi nga xam ne actuel moo fi nekk Modou Seck secrétaire général Ibrahima Fall ak président marché yi nga xam ne ñoo nekk Thiès yëpp di 11 marché ñu bañ a lim. waaye président marché yëpp ñu ngi leen di nuyu te di leen ziara bu baax. di béggee mbooleem koo xam ne rek yaa ngi ci collectif bi ba fu mbeng Cheikh Sey ak Mbaye Babacar bi nga xam ne moo jiitee collectif bi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziara bu baax di leen wax ni incha allahu rabbi ñu ngi leen di yëgalaale point de presse bi nga xam ne fas yéene nañu koo amal mercredi pour waxaat dëkk bi ni monsieur le maire la mu waxoon ak ñun defuñ ko waxoon na dans 10 jours dinañu fay 10 jours yi fi mu ne nii teg na 30 jours fayuñu danañ waxaat ak dëkk bi amaat nañu lu ñu nar loo xam ne incha allahu rabbi dinañ ko wax population dëkk bi yëpp te aussi tamit dinañ ci jiital ci wax ji président de la république ndax tey dafa jot tey moom mu réagir. d'accord ayca ñu amoon mbégte bu baax a baax doon ànd ak regroupement bi nga xam ne rek moom moo ñoom ñoo jot lépp li nga xam ni moo jëm ci wàllum ñaw fii ci suñu réew rawatina Thiès ak ki nga xam ne rek mooy Tafa le jeune waaye di remercier bu baax a baax suñu partenaire bi nga xam ni. min nañ ko ak télévision bi di Thiès TV ngeen min ko ràññee ko di Bafou Mbeng ñu nuyu ko baax franchement nga xam ne aussi moom partenaire la c'est presque ay année muy liggéey ak télévision bi di Thiès TV ak Cheikh Sey Kosses Matar Sey ñoom ñëpp aussi suñuy partenaire lañ di remercier bu baax a baax ñi àndoon na ñun xanaa encore une fois rek di ñu waxoon mooy message bi mooy bëgg nañ monsieur le maire donc ñoom aussi ñu taxaw ndax ku ne xam na ni jafe-jafe bi teer yi dund métti na ndax ku ne xam na ni boo yoree njaboot war leen a dundal aussi lañ leen di ñaan mooy ñoom tamit ñu jiima góorgóorlu xool nan la ñuy def ba ànd ak ñoom parce que quel que soit alpha lu mënti xew rek ñu koy dialoguer di ko waxtaan aussi moom moo gën ndax damay jàpp ni monsieur maire bi mënul dem sans ànd ak yéen yéen aussi moo leen dem sans autant ngeen ànd ak maire bi parce que aussi marché yi ci bëree bëri mën na ci génn kon donc aussi seen télévision Thiès TV noonu lay def rek ay débat yoo xam ni xam naa samedi bii di ñëw édition spéciale bi dafay nekk entre waa réew mi ak waa Pastef ngir ñu jéem ko
face to face fii rek ngir gën a mën a waxtaan ak ñoom waaye di remercier bu baax a baax équipe bi ñu accompagner woon tey di Sagna ak Aram ñi nga xam ne donc ñoo nekkoon ci studio bi Mouhamadou Lamine Junior ci régie ba Seydou ci réalisation bi di leen jox rendez-vous incha allah ba samedi ak jàmm jërë ngeen jëf.